li xew nag mooy xew-xew bu doy waar la parce que bu ngeen di fàttaliku keroog la fi ci fan yi ñu génn keroog bi ñu doon auditionné ki nga xam ne mooy Ndeye Khady Ndiaye ak borom këram ci lu jëm ci dossier wu proxénétisme mais aussi dossier wu Adji Sarr li doy waar xewoon na fële nga xam ne mooy tribunal bu Dakar bu ngeen di fàttaliku jàpp nañu xale bu jigéen bi di xale bu góor bi di journaliste ba nekk 7TV li tax parce que gendarme yi ne nañu dafa nekkoon ci couloiru bi nga xam ne fa lañ doon defee instruction maanaam ci bureau doyen des juges bi nga xam ne fa lañ doon defee instruction lu jëm ci affaire Adji Raby Sarr le journaliste bi dugg ci couloir boobu doon xaar ay avocat wala yu mel noonu pour mu am les premières impressions ba ngeen di fàttaliku foofu la tase ak ay gendarme bi ba ñu jote finalement ñu yóbbu ko garde à vue ba dañ ko doon jugé démb verdict bi mooy reconnaître nañu il est coupable nee nañu li ñu koy toppee moo ko def mais duñ ko teg benn daan loolu pour won leen interdiction bi nga xam ne gravité bi nga xam ne biir tribunal yu Sénégal fépp ci tribunaux yu Sénégal dañu interdire li nga xam ne mooy journalistes yi teewu ci biir tribunaux yi pour filmer tax na bi Sénégal commencé ba tey kenn mësut a gis jugement bi nga xam ne filmé nañ ko ba dañuy bañ sax ba ci biir tribunaux yi nit ñi di filmer wala ñuy enregistrer loolu képp ku nekk ci Sénégal xam nga ko dans les grandes démocraties ñooñu commencé nañu yenn procès yi dañ koy diffuser pour que àddina xam lan moo fi xew mais Sénégal ba léegi yëggaguñu ci loolu moo tax nag loo xam ne musu fi xew bu xewee day tiital ñëpp dafa di un précédent bu doy waar gannaaw bi ñu leen waxee leen ni coow li ne leen depuis le début ñu ne leen tàppale la gannaaw bi nga xam ne li nga xam ne sénégalais masuñu xalaat ni yooyu dina xew Sénégal moo nekk di xew actuellement suñu devoir la ñu wax leen ni ñu expliquer leen yi nga xam ne moo di les précédents dangereux yi mooy lan première chose mooy gis ngeen fan yi ñu génn gannaaw bi ñëpp xam ci Sénégal ni ki di ñu wax l'instruction comme l'enquête dañ leen di dafa di loo xam ne c'est secret dañ leen wax l'instruction est secrète l'enquête est secrète donc lépp loo xam ne lu ci laale képp koo xam ne protagoniste nga wala xam nga secret yi nga xam ne waxante woon nañ ko foofu yow amuloo droit nga génne ko tax na du benn avocat mais du benn mise en cause boo xam ne mës na wax ci Sénégal en tout cas fësal ko ne maa ko wax wala maa ko def xamalee Sénégalais li nga xam ne dafay xaw au cours d'une instruction mësuta am ci Sénégal pour la première fois keroog bi Ndeye Khady Ndiaye ak jëkkëram dañ daje ci confrontation ak Adji Raby Sarr gis ngeen loo xam ne kenn mësu koo xalaat ci ëllëg si la ñu gis ni li nga xam ne mooy vidéo ak i photo yoo xam ne amoon na foofu ci salle bi ñu daal di ñu ko won di ñu won ni Ndeye Khady Ndiaye a ngi ni ak jëkkëram ñu filmer leen ci biir salle bi pour la première fois image yooyu ñu diffusé ko léegi nag bi image yooyu faussé ñi nga xam ne ñooy avocat wu Ndeye Khady Ndiaye dañoo yéemu ci yàlla parce que musuta am bi Sénégal soso ba tey kenn musuta dem ci biir tribunal nga filmer li xew nga génne ko kenn musuta dem dans le bureau du juge d'instruction nga filmer la ca xew nga siiwal ko te avocat yi nee nañu ki ko njëkk a siiwal xalaat nañ ni du kenn ku dul Françoise Hélène Gaye muy soutien wu Adji Sarr boobu nekk États-Unis tax na gannaaw moom bi mu fësalee vidéo bi di wone ki nga xam ne mooy Ndeye Khady Ndiaye ak jëkkëram ci bureau doyen des juges ki nga xam ne mooy avocat wu Ndeye Khady Ndiaye porté nañu plainte te démb fële nga xam ne mooy bureau parquet mooy bureau procureur de la République xamal leen ni voilà pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu violé li ñuy wax le secret de l'instruction maanaam li nga xam ne waxtaane nañ ko ci bureau juge d'instruction ñi di ko càmbar nit a ngi nii fësal ko génne ko lu kenn mës a xalaat Sénégal lu kenn mës a def Sénégal alors que maa ngi leen di wax ci tàmbali bi ki nga xam ne journaliste la liggéeyam mooy collecter liggéeyam mooy diffuser information
dem na ci biir tribunal bi ñu ne tase nañu ak moom pour bureau deuxième cabinet ba tax na gendarme yi jàpp ko ba démb dañ koy jugé mais Adji Raby Sarr moom mën na ñoom waa Kër Ñàkk Jàmm ñoom mën nañu def lu leen neex te dara du leen ci fekk parce que avocat yi soupçonné nañu ni ki nga xam ne moo filmé loolu du kenn ku dul Adji Raby Sarr parce que angle bi ñu filmé image yu Ndeye Khady bi ak jëkkëram ci biir doyen des juges ki fa toogoon mooy Adji Raby Sarr boole ci ay sources judiciaires xamale nañu ni Ndeye Khady signalé woon na ki nga xam ne mooy juge d'instruction ne ko Adji ngi nii di ma filmé te xamu fi film jëm juge bi xalaat na ni Adji Raby Sarr mu fit boobu te xalaatul def lu mel noonu bon ay yeneen xibaar génn nañu ne nañu diwa ko yónnee kenn na ko yónnee ñun teewuloo puisque amuñu preuve ne diwa ko yónnee duñ dugg ci loolu mais li ñu leen mën a wax mooy vidéo génn na ñu filmé bureau doyen des juges loo xam ne kenn mos koo xalaat ñu xalaat ni Adji Raby Sarr moo ko génnee yónnee ko gële nga xam ne mooy tantaam mooy mbokkam muy Françoise Hélène Gaye ba nekk ci États-Unis moom en tout cas bokk na ci ñi ko diffusé tax na avocat yi porté nañu plainte pour benn collecte des données à caractère personnel parce que kenn amul ci droit mais deuxièmement violation du secret de l'instruction mu di ay délits yu grave mais sénégalais ñu ngi seen bët xool fan la ñuy mujjee ak yëf yi est-ce que en tant que citoyenne sénégalaise Adji Raby Sarr ak waa Kër Ñàkk Jàmm est-ce que ñoom dañ nekk au-dessus des lois ba lu leen neex def lu leen neex wax lu leen neex ñu teg ko ci deru nit ñi mais dem encore tooñu ñu benn doomi aadama bu tudd Ndeye Khady Ndiaye ak jëkkëram kase mais dañu dem ba tooñu li nga xam ne mooy institution judiciaire parce que pour la première fois xalaat nañ ni lu mel ni bu mënee jàll suba kenn warul nekk surprise bu ñu gisee ay nit wala ay journalistes wala ay nit yu neen ñu dugal seen caméra ci biir tribunaux yi wala ci biir doyen bureau des juges d'instruction fësal lépp loo xam ne dañ ko fay waxtaanee alors que loi daf ko war a protéger